jàngeen jëf ci ànd bi ak télévision Futurs Médias xibaaru marax yi ponk yi ca gën a fës déggoo ba nëga ni amagul ci diggante syndicat jàngalekat yi ak nguurug Sénégal la ñu wax tey ji nag dëfalul ñoom jàngalekat yooyu di grève lu ca mel ni kon yokkute gu jëm nag ci ndàmpaay dëkkuwaay ci téeméer boo jël ñaar fukk ak juróom ba tey ànd guñu ci toogaay ñaxtu la ñu doon amal sànq muy liggéeykat yu caisse de sécurité sociale la ñu sàkku nag ci seen kër ga mooy rek mu sàmm la mu xaatimoon ak liggéeykat yi ci atum 2017 bu weesoo loolu tamit naqarlu nañu yenn tabb ya jëm ca poste de responsabilité yenn ya foofee ci kër ga nee ñu nag wàllu politique la ñu ca jiital mbootaay gi ñu duppee Otra Africa mi ngi sàkku nag ab leeral ci faatuk ñaari doomi Sénégal ca Espagne mu Mame Mbaye Ndiaye ak kañu naan kon Ousseynou Mbaye mbootaay googee nag di naqarlu tamit kaddu ñu yëkkati gannaaw faatub ñooñee muy kaddu yoo xamante ne ci seen gis-gis kon wérul la ñuy sàkku ba tey kon na yëf yee gën a leer ay baykat ak ay jëmbatkat nekk ca Kantène ab commune la bu nekk ca Ziguinchor maanaam loolee di Kantène kon dëkk boobee ma nga nekk ca commune bu Ziguinchor ñoom nag bëgguñu ñu jëlee leen ci site boobee nga xamante ne ba ñu fa nekk ak léegi ëpp na ñaar fukki at ba tax nag ñoom it ñu daal di amal ab toogaay ñaxtu fa ñu naan quartier bu Néma 2 ñu bari ca ñoom nag gendarmerie woolu na leen mbokki ponk yaa ngi ni yaatal gi léegi. dale nag jàmm ci xibaaru marax yi ñu tàmbali ko ak nañu ko doon waxee ci suba ci suñu xibaar bi weesu muy nag gone gu góor googee toll ci ñaari at wuyoo ci turu Serigne Fallou Diop moom nag la ñu doon wax ni ndax moom laan déet muy néew ba ñu gis tey ci suba ca Guy Murit ca Rufisque dëggal nañu ko kon moom moomee di Serigne Saliou Gueye mi nga xamante ne nag kon niki alxames ji la daal di réeloon ay mbokkam néew ba ñu gis nag moom la mujj firndeel ni moom la ci ab doxub ñaxtu sax tey ji ñi ngi ko doon nemmeeku ca Colobane Guy Murit ga ca Rufisque ndax askan wa nga xamante ne nii ñoom ñoo fay yeewoo dafa am ku ñu njoxt ni kon moom moo def jéye jooje police nag ubbi na ab enquête ngir gën caa am lu leer dinañ ci dellusiwaat ci suñu yeneen jotaayu xibaar nguurug Sénégal ak syndicat jàngalekat yi ba na gën a nag déggoo amul ci ñaxtu yi am na nag loo xamante ne wax nañu ko lu jëm ne loolee nga xamante ne bokk na ci ndàmpaay yi kon dëkkuwaay yooyu ñu ne dañu koy yokk ci téeméer boo jël ba ñaar fukk ak juróom ñoom ñooñee nag di grève ànduñu ci El Hadj Malick Youm moom nag bokk na ci kuréel googe ñu duppee G6 moom nag la muy sàkku ci nguurug Sénégal mooy mu gën a fësal xibaar yi nga xamante ni jëm na ci maanaam waxtaan wi ñu teewlu ko ci micro Aminata Mbaare Sow. li ñu mën a yokk ci indemnité de logement muy ndàmpaay dëkkuwaay jàngalekat yi mooy li ñu njëkkoon wax quasiment boo xoolee changé wuñ si mooy dañ njëkk a wax junni ak ñaar téeméer ñu ñëwaat ne mën nañ ci yokk junni ak ñeenti téeméer ba ci yàgg ñu ne léegi mën nañ dem ba maanaam ñetti junni te ñun dañ ne ñun nekkuñu si logique boo xam ne dañuy waxaale maanaam loolu du li jëmal kanam njàngale Sénégal nekkuñu fu ñuy waxaale ñun li ñu leen wax mooy tey jii dafa am ñaari poñ yoo xam ne jàngalekat yi dañ jàpp ne faut que gouvernement bi taxaw si wala boog situation du mën décanté benn bi mooy ndampaayu dëkkuwaay bu ñu xoolee ak statut enseignant yi ak seeni diplôme ak yooyu faaw ñuy yokk ci def si jéego bu takku boo xam ne ñun jàpp nañ ni lii dal na xel muy yokk bu am solo ba pare mu mën a dalal système bi beneen bi mooy dafa am lu ñuy wax système de rémunération maanaam payooru ñëpp ñuy liggéey fonction publique kooku faaw ñu xoolaat ko parce que jiitu réew lii rôlam mooy bu kër gi jaxasoowee mu yónni taaw mënul régler problème mu yónni ki topp si taaw mënul régler problème moom mi nga xam ne moom mooy njiitu réew mi moom moo njiite askan wi yëpp dafa war a génn loolu rôlam la du lu extraordinaire lu mu war a def la moom moo xew si pays yëpp yi ngay gis ñu wër ñu da nga xool ne foofu dafa am crise Guinée Alpha Condé moo génn régler yeneen dëkk yi président yi ñooy génn donc dafa jot moom mu génn bu dee école bi ñor na ko mu génn wax ak ñun. sànq rek lañ doon amal toogaayu ñaxtu muy liggéeykat yu caisse de sécurité sociale la ñu sàkku nag ci seen kër googee mooy la mu xaatimoon ak liggéeykat yi ci atum 2017 mu jëfee ko bu ko weesoo tamit wax nañu ci tabb ya jëm ci yenn poste de responsabilité nee nañ nag wàllu politique la ñu ca jiital toloole nag dafay rek gàllankoor doxalinu kër ga Cheikh Tidiane Dione lañ ci àndal.
liggéeykat yi nga xam ne ñoom ñoo daal di bootu ci intersyndical bi nekk fële ca caisse de sécurité sociale génnoon niki tey ngir daal di mën a yëglu seen i revendication yi nga xam ne boobu ba léegi ñu ngi koy laaj te ñu ngi ko signé woon ci atum 2017. 10 points yi benn mooy avancement échelon yi ñaareel bi mooy la retraite complémentaire ñetteel bi mooy le pré-habitat ñeenteel bi mooy ñu tey lu ñuy def rek dañuy toog ba mu yàgg rek jël benn directeur neexatul leen ñu yóbbu la teg la conseil technique dem jëlee kenn sa mbedd ma ku nga xam ne peut-être liggéey bañ koy wax xamul ci dara ñu jël ko fal ko ñu ne nag conseil technique yooyu teg war nañ leen di jox liggéey. am na beneen point bi aussi mooy application article 52 portant sur la prime mensuelle de productivité. sit-in ci altine bi yeneen plan d'action ñu fas ko yéene déroulé te dootul yàgg dara. lundi dinañ def sit-in devant le ministère du travail bu loolu passé dañ koy wax mu leer sénégalais yi di ko wax nos centrales syndicales di ko wax l'État di ko wax le patronat di ko wax le conseil d'administration si d'ici booba directeur général def lu ñu bëgg dinañ demander départ am mu dem si nii wala mu dem si nële parce que caisse de sécurité sociale kenn du ko bloqué. ba tey liggéeykat yi ñoom di wane seen naqar ci direction générale bi nga xamante ne jamono ji dañu jàpp kii di clientélisme politique la ñuy def maanaam jël ku la neex teg ko ci barab bu la neex ñu jàpp ne lu ni mel mun naa sooxel li nga xam ne dañuy faral di naan directeur général am na pouvoir discrétionnaire ku ko neex di loolu man dama koy weddi ndax ñun tamit ab syndicat lañu duñu toog rek ñu boxamal caaf ñuy yëy fii dañuy xool kees gi nan lañ koy gérer te yaakaar naa ne ñun ci loolu lañ nekk. jaajëfal ko Cheikh Tidiane Dione mbootaay gi ñu duppee Otra Africa mi ngi sàkku nag leeral ci faatook ñaari doomi Sénégal ca Espagne ka ñu naan Mame Mbaye Ndiaye ak Ousseynou Mbaye mbootaay googee nag ne gannaaw faatub ñooñee la ñu wax ne moo ko sabab ñoom ànduñu ci yooyee kàddu ba tax na nag ñuy sàkku daal ci kilifa yi ñu daal di kon baral enquête bi tey ji lañ doon janook taskatu xibaar yi Maimouna Ndiaye Jafara Ba. ay takk der di dàq ji doomu réewu Sénégal ci bitim réew ba ñu jaaree fa ñu ci bëri ñàkk seen bakkan loole Otra Africa bëgg na mu dakk indi nañu néew bi denc nañ leen après ñu topp si yàgg ñu fàtte après dootuñu si dégg état dootuñu si dégg kenn léegi dañu bëgg doomu sénégalais fu mu deewe tey bitim réew ñu xam lan moo ko rey. bu fekkee lu aaju la ci Mame Mbaye Ndiaye ak Ousseynou Mbaye ni ñu faatoo directeur sénégalais de l'extérieur Sori Gaba dem réewu Espagne gëstu mbir ya Souleymane Alioune Diallo moom nee na mbir yi warul yam foofu. le directeur général des sénégalais de l'extérieur wax dëgg yàlla am na mission bu gën a rëy loo xam ne lu dul loolu su demee Madrid man question bi su demee Madrid kan lay waxal ku dul ambassadeur bi ak consul bi ñooñu bunge ko mu dem seeti police yi wala mairie bi. alors que ñun li ñuy wax mooy ni que ki fa toogal Sénégal te am mandat wax ak autorité yi kooku nu ñëw wax ak sunu njiitu réew wax ak askanu Sénégal ne leen réellement lii moo xew parce que xel tey na version yu bëri na. kuréel gi nee na du ci yem ndax kat bëgg na gunge njaboot yi nga xam ni ñoom la seen doom loru ci jafe-jafe yooyu ñu am bitim réew wante nee na foog nguur gi jàpp ci. am na sunu benn collègue boo xam ne mu ngi koy topp. moom mooy jël contact ak ñoom ñun accompagner leen sensibiliser leen wax nguuru Sénégal na taxaw njaboot yi dans un premier temps ñun loolu la ñu mën a kii di leen mastawu représentant sénégalais yi fu ñu mënti nekk ci àdduna bi nañuy fexe di jege askan bi. fi mu toll nii maire bu Madrid wax na ñu ubbi ab l'enquête xool ana mbir yi nan la demee association bi nga xam ni moo fi taxawal doomu réewu Sénégal ya nekk tugal te ami jafe-jafe nee na amagu ci yaakaar. ñi ay baykat lañu di jëmbat nag nekk ca Kantène ca commune bu Ziguinchor toogay ñaxtu ñoom la ñu amal fa ñu naan nag quartier Néma 2 li ko waral site ba ñu ne lañ ne dañ leen fay jëlee te lu ëpp nag ñaar fukki at ña nga foofee di daan seen doole ñu bari ca ñooñee sax gendarmerie da leen a mujj woolu Boubacar Diassi. toogaanu ñaxtu bu baykat yu dëkk Kantène nekk ca bët Saloum commune bu Ziguinchor baykat yi ni dañuy sàmm seeni tool ak i kër yi ñu dëkk mat na léegi ay at yu bari. lu xew mooy yóbbu nañu tracteur ba ci biir àll bi di daaneel suñu garab yi daaneel yëpp garab yi la ñu pare heure it ñun foofu la ñu dëkk tey ñu fa dëkk ëpp na 20 ans am nañu verger am nañu tool am nañu lépp foofu ñun foofu la ñuy béy
foofu la ñuy amee tool yu ñuy récolter foofu la ñuy dundale suñu jaboot. suñu sukkandiku ci seen i kaddu seen i mbañ moo tax ñu convoqué ñenn ci ñoom ci gendarmerie ñoo ngi ñaan chef de l'État Macky Sall mu intervenir. te wax nañu tey que à partir de dëmb commandant bi nee na bu fa fekkee nit dana ko arrêté parce que nguur pare nañ ci liggéey boobu nañu wax ak ñun ñu wax ñu lan la ñuy jox ñu mun a dëkk ñu dundal suñu jaboot. tey président de la république nañu dimbale amuñu benn pexe. dañuy sonn nañu jàmmale ñu bugguñu woon jàmma duñu nekk bet léegi affaire bi dina yàqu wante jàmma rek la ñu bugg parce que booy nekk nga wuti sa suuf da ngay buggee jàmma foofu doo buggee dara mu dal la foofu. toogaanu ñaxtu bi soo xeekoo ci xëccoo suuf moo ngi am ca diir bu matul juróom-ñeenti fukki fan gannaaw jëye ju amoon ci àllum Mbayot Est. yeneen i baykat ngi nii nekk ca Mboro di yëngu nag ci mbayum pomme de terre ñoom it ña ngay naqarlu ndaje mu yaatu la ñu amal foofee li ko waral nee ñu seen pomme de terre ma ngay nëpp ndax amuñu fu ñu ko jaayee ñeneen nag ñoo bàyyi ko ca réewum Inde ñëw foofee nag di leen wan ni dàqu leen ñoo bay pomme de terre loolee nag metti na leen lool ba tax na ñuy sàkku daal ci nguurug Sénégal mu yoonal secteur ba foofee Cheikh Anta Diop. pomme de terre de ñëpp góobandoo fii ci zone des Niayes prix bi sax dafa dem ba wàcc ay tonni pomme de terre di nëpp ci àll bi taxoon baykatu pomme de terre yi dikkoon doon daje fii ci Mboro ngir càmbar seeni jafe-jafe nee nañ li nga xamante ne tey jii moom la ñuy mettitlu dafa am ay indien yoo xamante ne dañoo ñëw fii ci réew mi di fi bay pomme de terre te di leen concurrencer te indien yooyu sax dañoo am doole joo xamante ne baykat yi nekk fii amuñu ko. ci zone des Niayes lépp tey ñu ngi am benn problème boo xam ne seen indien moo ñu ko teg. comme seen indien mu ñu ko teg nag di ñaari nit yu jógee Inde kese bëgg a planifier Sénégal yëpp loolu yaakaar naa di gouvernement bi waru ko seetaan te man dem naa lii may wax nii wax naa ceeg Macoumba Diouf wax naa ceeg premier ministre kon gisaguñu benn saafara boo xay dox na suñu diggante ak saafaraal nu tey ba ñu mën a jaay suñu pomme de terre bi ñu jël waa Inde ñaari Inde kese ñaar kese bëgg a contrecarrer Sénégal loolu yaakaar naa ne président Macky Sall waru ko seetaan ñun nag ñoo ngi tii tey ci Mboro di ko dale Niayes ba Dakar. daanaka baykat yi jóge woon nañu fu nekk nag ci zone des Niayes di Notto Gouye Diama Mboro Fass Boye Kayar ba Diogo ñoom sax nee nañ ñi ngi sàkku nag ci nguur gi mu indi pexe nee nañ mbayam pomme de terre daanaka day dundal ñu bëri fii ci réew mi. ñun boo demee tey ci marché bi nit ñu ngi tuuri pomme de terre yi bu président taxawul ci affaire boobu bu ëllëgee dinañu woo baykat yëpp. tollu ci fukki junni ak lu teg ci ay baykatu dër nekk fii ci zone des Niayes nee nañ at mu nekk de li ñuy góob ci pomme de terre toll na ci ñaar téeméeri junni ak ñaar fukk ak juróomi tonnes nee nañ loolee tax mbayam pomme de terre nguur gi da ko war a fonk. ñu wax ci wàllu politique ak Karim Wade mi tëkku njiitu réew mi Macky Sall ne dana samp ndëndëm ci atum 2017 libéraux yi ñi fare ci APR ak ñi xamee ci wàllu politique ak nanu ko jàngatee ñeneen nag ñoom la ñu gis rek moo di ne xeex bi tàmbali na ngir nag Karim Wade ñu nangul ko candidature am ci atum 2019 ñeneen ñi nañu gisee mooy doomi Wade ji nag dafa war a def ndànk ndax kat cour d'appel bu France la mu dogal ute nag ak atte bu CREI yi dañ ci ànd ak Alassane Ba. Karim Wade ku moom boppam la kenn terewu ko mu amal li mu bëgg docteur Cheikh Seck teel koo xamle mu jàpp ne correspondance bi mujj bi mu yónnee rek firndeel na ko mu gis ne itam seen candidat tëkku ji mu tëkku Macky Sall ci jongante palu njiitu réew mi 2019 di dalati seen xel la. kenn terewu koo wax Qatar li ñu doon wax yëpp loolu yëpp dara amu ci. du jóg rek ñëw balaa muy ñëw dinañ defaru ba mu wóor ne bu ñëwee. dina campagne dina dem élection gagner élection yi. téyewuñu ko fa mais suñu stratégie la ñu nekk suñu agenda la ñu nekk suñu programme la ñuy doxal. yaakaar nañ ne Leewtoo bi fii ci Sénégal donc ñi nga xam ne ñi ngi bëgg soobu ci langue di Leewtoo ñun ñi ngi toog ak ñoom fii ci Sénégal. buñ sukkandikoo ci kilifa gi bokk ci APR faaw nag ñu xaajale mbir yi lii nga xamante ni cour d'appel bu Paris dëggal na ko teggiwut benn yoon daan ji nga xamante ni CREI daan na ko. ndax ci décision yi mu def nga xam ne dafa war a fay nguuru Sénégal. ci alalam yi nga xam ne dañ ca war a jëlee xaalis bi daf ci am yu ne Paris donc loolu maanaam lay wax ndax waa Paris bi ñu leen saisiré dañu ne amuñu juridiction bu mel ni bu CREI bi ñu am pour mu mën a yeggali laaj boobu kon moom warul ndamu. mais ba léegi am na combat bu des mooy combat wu conseil constitutionnel parce que ña nekkoon CREI ñoo nekk tey conseil constitutionnel. te ragal nañu ne bu ñu jëlee candidature Karim Wade yóbbu ko foofu te conseil constitutionnel bi rek la wuñ problème tamit mën nañu nasaxal candidature Karim Wade. dañu dem laaj seen président woon maître Abdoulaye Wade ndax ñoom kenn umpalewul ne dafa ne woon dina fi toog juróom fukki at
bu fekkoon ne juge yi rek moomuñu seen bopp ndax loolu moom nekk na wala nekkut donc loolu wax ju yàqu la. beneen mbir bi tamit mooy nga bëgg gëmloo nit ñi ne mën nga fi samp te loolu mënta ne ndax yoonu Sénégal dafa nekk ku bëgg samp benn nationalité ngay am waaye moom Karim Wade ak waa PDS li ñu leen xamale mooy ngarale. ab beneen xeex jëm ci wàllu constitution ñoom libéraux yi ñu koy waajal jëm nag si dëggal candidature kii di Karim Wade wante moom bile fële ca Doha mi mu nekk mu ngi fexe nag bañ koy waxtaanee fii ci Sénégal. li ci am ba am nag mooy dafa war a xam rek ne dafa war a ci boole yëf yi dal tuuti ndax moom ak baayam nekkoon nañ fii fukki at ak ñaar yoo xam ni wax dëgg neex yàlla am na gaaluñ fi def waaye am na ci ay safaan yu bari beneen wàll bi nga xam ne mooy wàllu justice bi dañ ci xaw a lajj tuuti. dogal ji nga xamante ni cour d'appel jël na ko mu gis ne beneen nit ndam la moom Karim Wade mu jàpp ne itam ay magistrats yi nga xamante ni nekkuñu ci ndigalu Macky Sall ñoo ko jox dëgg. ma delluwaat rek ci CREI d'abord bañ ko waxee lañ ne tribunal d'exception la tribunal politique la dafa jóg pour uniquement juger Karim Wade. d'abord moom jàppul boppam ni sénégalais ndax bu jàppoon boppam ni sénégalais dina xam ne magistrat yi ne Sénégal ñu moom seen bopp la. enquête bi nag mi ngi wéy jëm nag ci ñaari étudiants yooyu ñu jiiñ nag mbirum drogue étudiants yu nag sax war nañu janoo ak procureur fële nag ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ñu bari ca étudiants ya ña ngi koy naqarlu waa COUD nag ñoom nee ñu mënuñu cee wax filek nag yoon àttewul ba noppi Cheikh Diop. lii gën a jur ay jafe-jafe waaye itam daal di changer li nga xam ne moom moo di xar kanam bu université Cheikh Anta Diop de Dakar ñaari étudiants yoo xamante ni dañu leen jàppoon ñuy trafiqué li nga xam ne moom moo di drogue te ñu arrêté leen niki aljuma bi ñu weesu. ci chambre 416 bu pavillon A file nekk ab bâtiment bu symbole ci li nga xam ne moom moo di campus social bi ak itam lu tolloog 500 pièces te lu ne di fi xew. moo insécurité bi donc lenn li nga xamante ne ma koy naan moo ngi fi. parce que boo duggee ci biir pavillon A par exemple n'importe quoi moo fa nekk da ngay gis ni étudiants yi am na ñenn ñi nga xamante ne ñoo ngi occupé chambre yi te duñu ay étudiants au moment où yeneen étudiants yi ñoo ngi passé couloir guddi yi ci couloir yi. étudiant buy dem di tox chanvre indien vraiment ba ci biir campus bi sax vraiment loolu moom leen la li nga xamante ne ñoo ngi koy ñaawlu bu baax. lu mooy itam li nga xam ne moom moo di trafic de drogue bi nga xam ne étudiants yi ñu ngi ko fiy def nemmeeku nañ fi yeneen xeetu violence bu ñu sukkandikoo ci étudiant bile. université man dafa depuis bi ma fi ñëwee damaa tiit dama nekk ci tiitaange gu ngan parce que insécurité bu rëy moom moo fi am fii n'importe quoi moom moo fi am léegi étudiants yi dañuy dem ba nga xam ne sax léegi dañuy tox yamba. violence mu ngi fiy dox parce que seen mouvement yi syndicalistes yi léegi maanaam ñoom daal dañuy jël. ay armes daal ay jaasi ay paaka la ñuy génne di xeex man affaire boobu jaaxal na ma. étudiants yi nga xam ne jàpp nañ leen tañ doon trafiqué li nga xam ne moom moo di bile drogue nag war nañoo taxaw ci kanamu attekaay bi. ñi nga xam ne nag ñoom ñoo di centre yu œuvre universitaire bu Dakar nag jamono yi bëgguñoo àddu ci mbir mi tànk li nga xam ne moom moo di enquête bi jeexul. ñu yegg ba Kër Massar ak soxna ya fa nekk ñoom nag ña ngay naqarlu ndax li ñu leen fàtte ci ay financement gannaaw loolu tamit ñu ne bourse de sécurité sociale yooyu tamit kenn gestuwu leen ca ba tax na nag ñi ngay sàkku daal ci kilifa yi ñu dimbali leen ndax Kër Massar ma ngay jànkonteel ay jafe-jafe moo xam ci wàllu ko kaaraange ci wàllu ko courant ba ci ndox mu sell tali moom waxaale wuñu ko Salif Sow. soxna si PDS la bokkoon léegi nee na bana. su ngeen gisee mu bàyyi nee na daa fekk ne politique daa bëri wor te lam cay def jotu ko ca moom sax léegi nee na mouvement la taxawal bu tudd jàppale jigéen. man waa PDS xamuñu ma bu ñu amee problème député man maa leen financé 130 000 francs la ñu andi Kër Massar man maa financé campagne bi ba mu campagne bi jeex ñi noo tam encore bu ñu campagne noo bi tam man maa financé kenn musuma xam ne xaalis PDS lu mu mel musuma ko xam sama alal laay jël def ko si nag tey nag. pare naa si PDS maa ngi koy wax télévision yëpp dëgg ko pare naa si PDS. ci social bi lay dox ñii nii tamit ci social bi la ñuy dox waaye soxna yi ñoom ci diwaanu Kër Massar lañ nekk ñoom ñu ngi bootu ci kuréel bu ñu tuddee GIE bokk pas-pas ñoom la ñuy nakarlu ñoom ñëpp mooy nee ñu financement yi ministre de la femme indi fii ci diwaanu Pikine jotuñ ba léegi seen wàll. maire mosu ñoo woo mosu ñoo gis ndimbal yu jógee ci maire bañ ak suñu groupement bi sax ndimbal yi nga xam ne dañ koy joxe bourse yi sax amul kenn ku ko xam ne ku ci bokk ku ne mën naa am naa amul
amul ñun gisuñu dara ñun fu jay na ba aw lañu am fu mu jëm lañu am ndax moo ñu may nan moo ñu jàppale may ñu utal gaal jox jàngal ñu nu ñuy nappee. jot li nga xamante ni mooy ndox ak courant ci lu yomb it tiis na leen ñoom. courant dafay am problème ndox mi dafay am problème fi mu ne kenn say nelaw doyatu fi ku ci nekk sa buñ la xoolee say bët xam da ngaa manqué nelaw boo jógul 4 heures du matin doo am ndox tali amu fi lëndëm na agresseurs yi bëri na fi. soxna yi nga xamante ni ci wàllum développement ak social la ñuy dox ñoom nakalu nañ ni ñooy ñàkkum kaaraange gi nga xamante ni seetlu nañ ko ci diwaanu Kër Massar. ci wàllu musique lañu koy jeexalee ak album bu bees bi nga xamante ni génne na ko moom leader bu génération consciente di Pape Diouf album bi nag Enjoy la ko duppe wala boog béggee gannaaw nag ñeenti at tey ji am na li nga xamante ni indil na ko kon mélomane yi daal na koy nag kon bokk ak ñoom wax leen rek fi nga xamante ne kon jaar na fa ba génne liggéey bi Aïssatou Paye Modou Diop. ginnaaw nag bi mu jotee génne partir jaral nga ma ak yeneen i album leaderu génération consciente dellu si waat ak beneen bu bees ngir rek ñu enjoy. muy album bu bees boobee di enjoy mélomane yi di ko xaar mbokk yi fii la ñuy tàggatoo ak yéen jaajëfal leen bu baax a baax Cheikh Tidiane Diaw dina fi teew ngir faram-fàcceel leen xibaar yi ci nasaraan jaa ngeen jëf.